première partie bi bouclé na ko mais mu des deuxième partie bi ndax dañu gisoon nga def benn sortie di waxtaan ci benn scandale boo xamante ni ci ministère de l'éducation le scandale bi amee muy scandale 71 millions yi qu'en est-il exactement de cette chose. waaw loolu moom su ma ciy wax damay génn dossier bi wane parce que comme ñoom dañuy bañ ku leen tudd la ñuy bañ man lépp lu ma ciy wax dama koy génne wane. mu leer nañ parce que man ay wax damay bëgg mu leer. dossier baa ngi nii wax ji day leer yaa may dégg. waaw moom ministre Mamadou Talla dafa am benn programme bu tudd paquet projet bu tudd paquet bokk ci programme bi ñu tudd paquet mooy programme bu mag bi président Macky Sall di doxal ci biirum njàng nga xam ci PSE la bokk plan Sénégal émergent wàllu éducation programme bi bokk ci PSE mi ngi tudd paquet muy tudd programme d'amélioration de la qualité de l'équité de la transparence yaa may dégg boobu fu ñu tudd transparence da xanaa jubal moom war na voilà donc dafa war a leer yaa ko wax mu leer donc comme dafa war a leer ñun mënuñoo nekk ci ministère bi nekk ci ay acteurs surtout nekk ci syndicaliste te loolu laay ñaax sama yeneen moroomu syndicaliste yi nekk santé nekk justice nekk ci yeneen ministères yépp am na ay syndicats ministères yi xaalis yi nga xam moom la ñuy jël ci projet yi nga xam ne mooy l'ensemble des du service de la dette nga xam ne Sénégal li mu leb lépp ci ministères yi la ko dugal ci ay projet ñoom syndicalistes ya fa nekk nañ def lii may def nañ gëstu li nga xam ne moom la ministère bay doxe lépp lu fa jaarul yoon alal jun fa luubal ñu teg ko ci table ji wax ko sénégalais yi parce que sénégalais yi ñoom moom xaalis dëgg la léegi nag man loolu laay def ci éducation mu neex leen mën a xal leen te commencé wu ma ko ci Mamadou Talla parce que ñu bëri dañoo defoon dama ko compte commencé wu ma ko ci moom 2014 bi ARMP taqalee Serigne Mbaye Thiam wax ne dafa luubal alalu askan wi damaa ñëw wane samay document daal di génne rapport ARMP bi dem porté ko plainte à l'OFNAC wax ne na ko OFNAC leeral nañ ko jébbal procureur de la République yaa ngi may dégg kon nag bii tamit loolu laay defar ñun programme boobu nga xam ne moom moo tudd paquet am ci projet boo xam si mi ngi tudd paquet tamit mi ngi tudd projet d'amélioration de la qualité et de l'équité de l'éducation de base donc programme boobu moom président moom ministre de l'éducation nationale Mamadou Talla moo bind banque mondiale mi koy financé bi mu bindee banque mondiale mi koy financé mu ne ko yow programme boobu naan ci éducation de base la jëm projet boobu xaalis bi ngeen joxoon ci loolu la jëm mais dañoo nekk ci jamonoy mbas léegi dama lay ñaan nga may ma tiré 661 millions 657 mille 238 francs ca xaalis booba muy près de 700 millions 700 millions xam nga xaalis bi mu ne ko nga dimbali ma jël ci xaalis bi boobu yow banque mondiale ma dem dimbalee ko daara yi banque mondiale moom yoonam nekku ci day lebale rek moom xaalis bi nga koy dugal yoonam nekku ci banque mondiale d'accord te loolu ñu ko bëgg a dugal sax bonul lu baax la parce que daara yi ñu ngi ci ay jafe-jafe ñoom ñëpp fi ñu toll ni nangu nañ seen i ndongo ñenn ñi des seen i ndongo mënut ñoo génn et cetera parce que ndongo ju génn war a dem yalwaane lu mu añee loolu nit ñee koy kii mais lu yàgg dafa bokk ci daara ci Sénégal buñ ko ñaawal ay tubaab bu ñu fi ñëw bëgg ñëw woon suñu réew ñu koy doxale kon nag dimbale daara yi lu baax waaye boo leen di dimbale xaalis ba nga wax ne ñoom nga leen dimbalee mais jaarale ko yow léegi qu'est-ce qu'ils font moom ministre Mamadou Talla mu daal di bind ci lettre bii ma yore mu daal di bind lettre bi mi ngi ko signé le 5 juin 2020 mu bind ministre mu bind inspecteur académie yi ak IEF yi mooy ñu nekk ci région yi ak ci département yi au nom de l'éducation mu ne leen ci biir lettre bi wax naa ministre des finances xaalis boobu ma banque mondiale autorisé 700 millions environ yi na ko versé ci seen compte yéen IA yi yéen it bu ngeen jotee xaalis bi na ngeen ko versé ci compte IEF yi mooy ñu nekk ci département yi mu ne IEF yooyu yéen it bu ngeen jotee xaalis bi na ngeen ko versé ci compte bu tudd CLM cellule de lutte contre la malnutrition mu ne nañ versé xaalis bi foofu boo xam ne fa nga nekk à la présidence ñu ne nañ versé ba foofu xaalis luy seen yoon ci lu ñuy séddale daara yi léegi nag ñu teg ca ni léegi ñoom danoo signé li ñuy tuddee convention yaa may dégg ñu ne ñoom danoo signé benn convention ak ñooñu nga xam ne ñoo nekk cellule boobu convention baa ngi nii convention bii nag nga xam ni ci lañ wax lépp ak denrées yi ñuy jënd lépp ngi ci lépp ngi ci biir convention bi leen war a def ak lépp leer na ba noppi ñu ne convention bi ñoom liñ ci bind ñoom ak cellule de lutte contre la malnutrition ba ne ca pale lu ci yoonam léegi ñu ne ñooñu
bu département yi jotee xaalis bi ci seen compte nañ ko verser ñoom it ci seen compte ñoom bu ñu jotee xaalis bi nañ dem ci département yi te ñoom nekkuñ ci département yi de amuñu benn bureau ci département yi te IEF bu nekk yaa nekk ci département bi yow yaay kilifa kii jiite daara bu mu mën a doon ci département bi kon xam nga ñoom xam nañ ñeen war a waxal léegi kee nga xam ne xamul benn daara fu mu nekk te nekkul sax ci département yi benn bureau la am ci par région ñu ne ko léegi yow boo jëlee xaalis bi léegi na nga dem ci boutique bu nekk bi gën a dend ak daara bi boo demee ci boutique bu gën a dend ak daara bi ñu war a jox ko liste daara yi nee nañ li nga xam ne nee nañ daara yi mi ngi toll ci 1043 daara ñu ne loolu la toll ñu war a dimbali léegi ñu ne ko daara bu nekk da ngay dem ca boutique ba mu gën a dendal nga dem jënd fa ceeb dëwlin meew suukar ak ay saabu ci prix ya nga xam ne moom moo am foofa bu ko defee boo ko fayee moom boutique bi mu jox la bon bu nga jël bon bi dem jox ko daara bi gën a jege boutique bi mu dem jëli ko xam nga foofu transport am fa parce que boutique yi ñoom 100 mètres 150 mètres boo dox da nga gis boutique kon xam nga amul benn transport bu ci am daara bi sax daal di jël ay taalibeem ñu dem yanul ko ceeb bi jël saabu ya andiwaat ci biir daara bi kon amul benn transport bu ci am waa léegi mën ngaa comprendre kon cellule boobu nga xam ne yoonu nekkul ci njàng mi d'abord ñaareel ba li ñu koy def loo noonu IEF yi ak IA yi mën nañ koo def te du am benn dépense beneen bi mooy loolu ñu koy def loo amul benn liggéey bu ci am mooy dem ci boutique dong la waxaale daal di joxe mais bu boutique bi soree nag monsieur Mbodj non nee nañ boutique bi gën a jege daara ji daara yëpp nañ ci wetu boutique mais région yi village yi am na déedéet village yëpp am boutique fépp la am bala ngaa gis boutique mën na sori tamit déedéet boutique boo foo dem ci Sénégal am na boutique déggoon ma la loolu lañ ci bëgg ñoom moo tax ñu ni boutique bi gën a jege daara ji d'accord boutique boo dem Sénégal amul boutique waxuñu ay grossiste de boutique dëkk boo dem dëkk même village yi yow xanaa dooy dem ci village yi man may villageois bu mag dëkk kel léegi nag dama laa wax ne la village yi léegi sax dañuy am ñetti boutique amul benn village ci Sénégal bu amul boutique village yëpp am nañ boutique te boo transport boobu xaalisu transport boobu fan lay dugg après transport amu ca dara amu ca donc maanaam dara amu ci non xam nga dinañ préparer budget boo xam ne c'est pour le transport waaw moom laa léegi xaalis boobu moom laa lay wax léegi voilà IEF yi am nañ ay budget transport loo tax utiliser wuñ ko mais loolu lépp ñu bàyyi ko fa léegi ñu ñëw nag ne léegi ñooñu cellule de lutte contre la malnutrition boobu nga xam moom la ñuy wax mu wër ci daara yi séddale bon yi ci loolu mu wër séddale bon yi kese léegi ñu ne dañ ko ciy fay 41 millions 323 mille 371 francs CFA mi ngi nii mi ngi ci compte marqué en vert ñépp di ko gis beneen bi mu ñu ni dañ ko ciy dolli après 41 millions yi dañ ko ciy dolli 30 millions 30 millions yoo xam ne na pour communication bi xëy na pour mu woo daara yi quoi les daara la pro mais ñii kan lañ yàpp il faut qu'il soit sérieux léegi xaalis bi dañ koo pasaree paacoo ko seen biir loolu lañ gëm ñun kon loolu moo taxoon ñu gisoon daara yi ñuy génne gone yi naan leen dañ leen di yóbbu ci hôtel beeg yooyu pour essayer de loolu lépp ay pexe la woon rek loolu lépp ñun mosuñu cee d'accord parce que daara yi ba ñuy jël seen i ndongo mënoon nañ leen jàppale def ñu respecter les distanciations physiques respecter mesures barrières yi parce que ñoom kenn gën leen a bëgg seen i ndongo yooyu yëpp ay décision la yoo xam kenn mosu cee d'accord donc lii mooy njombeli lii nag man dama ni organe de contrôle yi comme IGE Cour des comptes ak OFNAC mais ñoom nañ dem contrôler lii xanaa kay lii moom wax dëgg yàlla kenn mënu koo werante mais dafa goo si benn démarche comme ni nga ko defee woon 2014 porte plainte ak yooyu léegi bu ko defee bu ñu paree ñu jébbal dossier bi procureur de la république mu leeral ko parce que sunu xaalis ñun ñoo koy fay banque mondiale mi joxe xaalis bi moom mayewu ko da koo lebale kon sénégalais yi ñoo koy fay mais ñun dinañ ñu fay looloo xam demul fi mu waroon a dem mais dans loolu man lu tax cette fois-ci ma changé de démarche man j'ai décidé que dinaa bind bailleur bi parce que banque mondiale les institutions financières de manière générale waruñu ñëw ci Afrique li leen di jiiñ mi ngi bëgg a nekk dëkk que dañuy ñëw Afrique ni fi réej lebal sunu réew yi xaalis boo xam duñ ko def fañ ko war a def bu ko defee ñuy gën a continuer di ndóol di gën a continuer nekk ci jafe-jafe ñuy assister au pillage des ressources donc nationales ça dafa war a jeex nous on va écrire à ce bailleur là pour lui dire que lii mënta continuer. Directement nous devons écrire à la Banque mondiale. Ah oui, le représentant de la Banque mondiale au Sénégal dañ ko bind pour wax ko lii moo fi am ba noppi jox ko une copie de tous ces papiers là ne ko nag ñoom lii il faut que ce pillage là cesse
on ne peut pas continuer à accepter que dans notre pays ñu jël sunu alal ñun askan wi parce que ñun ñoo ko moom parce que c'est ñun ñooy liggéey xaalis bi ci réew mi. waaw léegi nag ku fi nekk yow ñun la kaay nga ñoŋal sunu alal ngay jël sunu alal di ko pasare ñu jël xaalis bi ko dugal ci ay postes ay fonctionnaires mais ça c'est pas possible. kon daal on ne peut pas l'accepter ak ay politiciens. combat bi kon da nga koy mëne ci beneen dimension. voilà damay mën a combat ci beneen dimension je vais continuer à parler de cette question. Baye boo ñu woo ma fu leen neex mais je vais continuer à parler de cette question pour mu leer deuxième pour mu leer rek parce que man na leer rek moo ci intéresse. et nous allons écrire à toutes les autorités également de la République parce que bu ëllëgee sañ nañoo wax ne yëguñu ko woon. kon képp ku mën a doon dinañ bind présidence de la République dinañ bind ñëpp ñi nga xam ne ñoom ñoo ci war a jot. bu ko defee wax leen ni yëf yi na leer dinañ bind tamit structure yi nga xam ñooy organe de contrôle yi parce que ñoo fi nekk pour loolu. voilà donc porter plainte ba ma defoon ba léegi ni nanguñ ko instruire parce que ñoom en réalité dañoo jàpp ni képp ku nekk ci nguur gi lu mu def mën nañ cee sëgg. parce que bu doon keneen na ko def ba tey woo nañ mais tey jii fi mu toll nii loolu ma la wax du samay wax de ARMP moo ko wax manquement yi nga xam moo nekkoon ci ministère éducation nationale à l'époque avec Serigne Mbaye Thiam mën ngaa comprendre yow ñu jël 868 millions. peinturé ko Mariama Ba bu ndaw bee nga xam ne 868 millions mën naa tabax ñetti lycée Mariama Ba yu bees. ñu peinture ko kese ci 868 millions. 68 millions ya topp ci 800 yi sax bu doon moom lañ ko peinturé ëpp na. te amul suivi kon la ni amul benn suivi te man def naa plainte. am na yeneen ministère éducation nationale 104 millions lañ ko peinturé baal ma jox la beneen. lu mat 45 personnes seenum añ ba ñu ne 15 millions lañu añee añ ba